asalaamaaleykum mbokku internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar seen mbokk seen xarit Ibrahima Faye depuis Italie moo leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay waa di leen wax ne tey ñu ngi fii si suñu première chaîne muy Andi Wish TV ñuy dal suñu première invité buy tamit nekk suñu première émission ñuy dal suñu invité Cheikh Diatara ñu ñëw fii fekk ko fii si këram Milan en tant que personne en situation de handicapé ñu fekk ko tey mu nekk ci confinement léegi nag tey ñu bëggoon waxtaan ak moom ci mbiru lépp mooy wàllum confinement bi wàllu liggéeyam wàllu dundinam fii ci Italie en tant que personne handicapée donc yooyu yëpp dañ ci waxtaan incha allah xanaa ñu bàyyi ko rek mu nuyoo sëñ Cheikh ñu ngi lay nuyu di la ziar. waa salaamaaleykum mbokk Andi Andi Wish TV maa ngi leen di nuyu kenn ku si nekk sa tur ak sa sant di leen ziar di leen wax bismillah dal leen jàmm kër gi moom c'est la famille këru famille la. ok kon sëñ Cheikh jërëjëf kon ñun tam ñu ngi wax naan dal la ñoo ak jàmm donc premier point bi ñuy commencé rek sëñ Cheikh ginnaaw bu ñu la nuyoo nga nuyoo ak mbokk internet yi waa Andi Wish TV donc ñun suñ première question ñu ngi lay laaj sëñ Cheikh yow dañoo xool ne depuis temps confinement bi muy feebar bi wàcc ci réew mi ci àdduna bi yëpp ñu gis ne nag particulièrement Italie moom bokk na ci ñi nga xam ne tamit mooy daj ndëpp gi ci pays yi gën a metti la si la bokk yow yàlla def na tey ñu fekk la fii Milan muy xol bi ku ne Milan rek ne xam naa ne ainsi mooy xolu feebar bi fii ci Italie donc ñu ñëwoon nag di la laaj yow depuis confinement bi nan nga ko dundee ak bi nga commencé confiné ba tey yow lan nga yëg daal. waaw comme ni nga ko waxee yaakaar naa ni comme ndogal bi nga xamante ne nii am na si àdduna bi yëpp laa mën a wax dund nañ ko dund bi nga xamante ne nii comme ni ko nit di dunde daal maanaam respecter règlement yi nga xamante ne nii yëpp mu nga xamante ni ñi ngi si biir quoi parce que yaakaar naa ni feebar bi ñuy wax coronavirus nekk na feebar boo xamante ne nii feebar bu compliqué la ba tax na dafa am loo xamante ne nii tey jii lu nu teg la loo xamante ne nii yaakaar ni lii ñi teg nii moom kese moo ko fi mën a jële comme garab amagul dara amagul xam nga loolu mooy lan muy quarantaine bi nga xamante ne nii moom lañ def quoi xam nga muy fii si Italie ak yeneen dëkk yeeg xam nga Amérique Espagne Sénégal mais ñun vraiment ñun fii si Italie comme ni ñu koy dundee moom mooy respecter règlement yi rek comme ni ko état santaane parce que yaakaar naa ne daal loolu moom mooy garab bi pour l'instant quoi comme garab amagul daal. ok sëñ Cheikh waaw loolu moom mooy garab bi comme garab amagul foofu nga mujjee daanele léegi man tamit foofu laay njëkkewaat mooy que si comme quarantaine bi donc gis nañ ne état italien bi. mën nañ xam yéen depuis kañ yow yaa ngi nekk en quarantaine ñu ngi nekk en quarantaine parce que su ma nee yow ñun ñëpp laay wax parce que ñun ñëpp a ngi fiy dund. donc depuis kañ yaa ngi en quarantaine et aussi yow quarantaine bi instant bi yow nga koy dundee sa wàllu dundu maanaam sa wàllu ay activités yi nga xam ne yaa ngi ko doon def et cetera mais bëgg nañ xam effectivement yow quarantaine boobu yow noo koy dundee nii en tant que personne en situation handicapée. alors quarantaine bi ni ma koy dundee kon en tant que. Personne handicapée en tant que citoyen moom mooy respecter li nga xamante ne nii tey jii moom lañ wax quoi parce que fii boo xoolee tey jii yaakaar naa ne ñu suñu quarantaine moom moo gën a metti parce que amul guddi amul bëccëg quoi. lenn kese lan maye muy li nga xamante ne nii mënul ñàkk quoi comme si wàllu nga dem nduggi loo lekk ak affaire yooyu xam nga. wala nga war a dem pharmacie jëndi ay garab wala am loo war a lijjanti pharmacie affaire yooyu loolu may nan la nga génn dem defi ko à part loolu da ngay dellu siwaat sa kër tëjuwaat comme ñëpp quoi comme dañ ni loolu moo mën a musal maanaam nit ñi kundi ñun foog ñu def loolu pour mën a mucc quoi comme garab amagul comme ni ma la ko waxee sànq si biir waxtaan wi quoi te si kaw loolu activités yi nga xamante ne ni tey jii moom lañ doon def yaakaar naa ni activités yëpp danoo bloqué parce que boo xoolee man tey sama activités yi nga xamante ne ni tey jii moom laay def parce que mën naa wax ni ñaar moo si gën a fës si activités yi nga xamante ne ni moom laay def maanaam activité sport bi yaakaar naa tamit jokkatoor basket la maanaam damay def basket carrossina basket yi nga xamante ni
moom la andi basket quoi maanaam si ma leen ko mën a tënkale. déjà kenn umpalewul ni championnat yi nekk si àdduna bi yëpp arrêté na instant bi kon donc sama activité boobu arrêté na. à part activité boobu activité bi nga xamante ni nii tey à part activité boobu muy activité basket bi activité bi may def muy bi nga xamante ni mooy sama activité principale yaakaar naa ni man sarto la quoi parce que sarto maanaam bu ñu ko dee wax si suñu français wala li mooy maanaam tailleur quoi xam nga tailleur boo xamante ni nii day defaale mode quoi ay carte modèle ak affaire yooyu quoi ba tax na tamit xaw na indi ay jafe-jafe tamit ci sama activité boobu parce que école bu mag bi nga xamante ni tey jii moom la ñuy woo école mode bi nga xamante ni tey jii dama fay liggéey tey jii mënatuma fa dem liggéey parce que situation bi ak ni mu demee nii yëpp arrêté quoi. li ñu si dimbali sax moom mooy mbiru internet bi parce que yu bëri léegi mën nañ ko def ak online bi. maanaam nga xam ni yenn réunion yi ak yenn cours yi nga xamante ni tey jii tamit. cours à distance yi quoi. si cours à distance yi xam nga yooyu yëpp xam nga si par internet lañ koy defee loolu moom si xaw a dimbali tuuti. mais par rapport ak bu dee comme ñun ak Sénégal yaakaar naa ni comme moyens yi bokkul. dina xaw a metti tuuti quoi parce que am na yoo xamante ni tey jii. fu mel ni suñu réew Sénégal pour nga def ko. comme cours internet yeeg yi xam nga dina xaw a metti tuuti quoi. mais à part loolu daal vraiment loolu moom mooy blocage bi nga xamante ni feebar bi tey. waaw indi na ko quoi. dëgg la Cheikh comme léegi man fi may kii laalaate tuuti rek mooy problème mu moyen bi nga wax. donc si moyen parce que ñun sànq bi ñuy avant ñuy commencé émission bi ñuy ñëw sa kër. maa la gis mais dafa mel ni da nga defoon espèce. espèce mooy maanaam da nga nduggi woon. donc yow après espèce boobu yow maanaam ndugg boobu yow noo koy dundee en tant que personne en situation handicap nga nekk ci quarantaine est-ce que sa dem duggi dina yomb ci yow ba pare boo ñëwaatee sa kër ak yow sa journée ni ngay toog defatoo dara comme ni nga ko wax à part cours yi parce que je pense que cours yi ngeen di def xëy na du chaque jour. donc mais yow sa espèce boobu ni nga koy dundee yow en tant que personne handicapée nga war a génn sa kër. dem ci supermarché yi dem nduggi ñëwaat sa kër war a togg te xam ne yaay toggal sa jàpp yaay toggal sa bopp yaay def say lépp loolu effectivement yow noo koy dundee nii ci quarantaine bi exactement. waaw mu nekk loolu noonu ni ma koy dundee maanaam difficulté laa koy dundee quoi dinaa ko def malgré pour sàmm sama bopp quoi sàmm tamit sama wér-gu-yaram parce que maanaam ñun espèces yi ñuy def maanaam nduggi daal. suñu ma la ko mën a waxee yaakaar naa ne moom la ñuy wax ndugg quoi. ñun di solito buy nduggi dañuy ndugg benn 2 semaines wala benn 3 semaines boo xamante ni di nga toog sa kër doo génn quoi xam nga ñëw de boo ñëwee boo demee nduggi ba ñëw léegi yow ndugg boobu si ngay dund xam nga léegi di nga toog 2 semaines wala 3 semaines yoo xamante ni nii doo mën a doo génn dem fenn quoi mais loolu lépp dafa bokk si respecter règlement yi quoi. ok. donc waaw loolu la léegi bu ñu jógaatee foofu tamit ñu wax ne comme si sa biir wax aussi déggaat naa la nga ne say activité yëpp dafa gaare parce que xam naa ne peut-être quarantaine mu ngi la fekkoon nga nekkoon ci ay activité comme li nga ko souligner mooy si wàllu sport bi ngay def ak aussi wàllu sarto bi mooy maanaam tailleur bi ngay def cours bi nga doon def ci wàllu école mode bi nga doon def te yàlla def yi yëpp am ba yooyu yëpp ajandi ko mais tamit man sama beneen question bi ma lay laaj mooy Cheikh bu yow tey su ma la bëggoon xam dëgg ma ne Cheikh fan la commencé sarto parce que yow da nga ñëw Italie commencé sa tailleur bi dugg ci école mode yi def ko wala Cheikh am na feneen fu mu jaar ba mën a defaat mode ñëw fii Italie mooy mottali ko wala daal loolu bëggoon nañ xam jaar-jaar boobu fan la commencé. waaw jaar-jaar yooyu yaakaar naa ne ci ni ma la ko mën a tënkalee rek. nekk na jaar-jaar boo xamante ni jaar-jaar bu gudd la quoi xam ne dañ si tànn ay quelques points rek pour kii ko quoi parce que man boo xoolee. muy maanaam sarto bi may def. loolu loo xamante ni nii tey jii fii laa ko tàmbalee. muy ñaari activités yëpp ak basket bi tamit xam nga fii laa ko tàmbalee loolu lépp Sénégal laa ko tàmbalee quoi. parce que sarto bi mooy maanaam téer bi Sénégal Géejawaay si benn bu nekk Géejawaay centre personne handicapé bi nga xamante ni moo nekk Guédiawaye yaakaar naa ne Sénégal centre boobu. ñi ko xamul bëriwul quoi. je me rappelle ça.
Omar Laye su ma waaw moom yàgg naa ko dégg. voilà centre nekk Sénégal ba yow xam nga problème bi nu mu demee léegi man parce que foofu laa débuté sama activité quoi. ba yàlla defoon tamit xam nga ma amoon fa activité bu am doole am fa benn atelier boo xamante ni yaakaar naa ni Géejawaay ñi ko xamul woon tamit xam nga bëriwul quoi. xam nga bi yàlla defee nag xam nga ba ma ñëw fii si Italie xam nga noonu la continuer tamit xam nga di def loolu muy maanaam métier boobu xam nga ba yegsi si fii ma yegsi tey jii parce que boo xoolee métier boobu may def nii sori naa si am naa si ay mébét yoo xamante nii tamit xam nga bëgguma mu yem fii rek yaakaar naa ni bëgg naa tamit xam nga retourner fii nga xamante nii fa laa soxee ko fa laa ko commencé woon xam nga jéem a xool na la ñuy def xam nga ba continuer waat affaire yi foofu ba nga xamante nii centre boobu dina mën a soxaleku. ok loolu am na solo Cheikh loolu am na solo trop. waaw loolu am na solo trop sëñ Cheikh donc léegi man fi si biir loolu ba tey ci métier bi léegi man la doon laaj yow. en tant que personne. te wax na yow jóge nga Sénégal comme ni nga ko waxee def nga foofu say formation ñëw nga fii mottali ko tey jii yow boo amul looy wax sa yenn mu handicapé yi nga xam ne ñu ngi Sénégal. te ñoom seen mbébét yëpp mu ngi ci ñëw ci réew mi muy Europe wala Amérique wala feneen mais ñëw bitim réew pour tamit wane exploiter seen xam-xam ak seen kii yow loolu yow boo amul loo leen di wax tey jii. loolu lan lay doon comme conseil. waaw man sama mbokk handicapé yooyu nga xamante ni yàlla def na ñi ngi Sénégal muy ñëpp quoi yaakaar naa ni li am solo moom mooy lan si handicapé fexeel ba yow lépp looy yëngu respecté ko xam nga jàng ko xam nga ba nga xamante ni nii bu mokkee tey jii loolu mën na la indil loo xamante ni tey jii si sa dund doo am problème parce que yaakaar naa ni génn lu si tey jii ñu bari tey jii ñuy xalaat génn war a dem génn mais génn dafa am lu mu war a laaj quoi parce que li muy laaj moom mooy lan mooy xam-xam nga am benn niveau bi tuuti quoi parce que boo amee niveau bi yaakaar naa ni soo génnee dina la xaw a dimbali tuuti quoi parce que sans niveau moom yaakaar naa ni pour nga dem dina xaw a metti lool quoi ba tax na handicapé yi nga xamante ni nii tey jii ñi ngi jàng métier man dama leen di wax xam nga muy lu mu métier bu mu manti doon xam nga sport tamit métier la muy sport bi muy métier bi. parce que sport mën nga dem ba nekk au niveau. ba nekk au niveau ñëw ñu lay fay comme yow fii dégg naa sax moom si formation yooyu bëri yow fii li ngay am ci sport moom macha allah. allahumma amiin. kon donc waaw loolu yëpp tamit sport de haut niveau tamit bon ci la bokk daal. si comme ni ko si voilà yaakaar naa ni moom mooy loolu sport au niveau xam nga. kon donc boo gëmee sa bopp mën na la porter mën na la indi lu nekk daal maanaam xam nga ba tax na kon nit xam nga lépp looy def rek am si fulla ak fayda xam nga ba nga xamante ni tey jii bis boo ko exploité mën na la yóbbu foo xamante ni doo ko foogee quoi parce que man foofu laa jaar foofu laa commencé te bi ma ñëwee fii tamit xam nga li ma dimbali moom mooy sama métier xañ na avant may génn amoon naa si tuuti xam-xam quoi xam nga qualifié naa si lu mu bon xam nga loolu tamit bokk na si li ma gën a jàppale bi ma ñëwee fii yaakaar naa ne taxawaalu ma si yu bëri quoi parce que fekkoon na am loo xamante nii tey jii mi ngi si man quoi loolu laa exploité quoi. ok waaw donc ba tey dañuy des foofu di des foofu mooy que yow tey yow boo amoon comme peut-être loolu mooy conseil bi nga xam ne moom ngay jox sa mbokk yi nga xam ne ñoo nekk Sénégal. donc comme bu ñu bëgg ñëw Europe bi. comme ni ñu ko dégg nga waxee faw il faut nga am benn métier qualifié boo xam ne di nga ko indaale. au moins pour nga mën ko suivre après. donc benn question bi ñuy continuer rek mooy que c'est juste yow tey. soo amoon tey benn xalaat. wala benn conseil booy jox état Sénégal exemple léegi ñu ne yow nga waroon conseiller le président de la République pour ci lu jëm ci wàllu handicapé yi yow sa gis-gis yow ak handicapé yi ni ñuy dund parce que jàng Sénégal. seen dund foofu yow tey lan ngay wax président en tant que conseil. pour mu def ko pour sa mbokk handicapé yi nekk Sénégal. waaw maanaam tey jii conseil bi nga xamante ni tey jii moom laay jox état bi. muy ñi faciliter handicapé yi pour ñu mën a am métier maanaam xam nga jéem a lijjanti ay centre de formation dugal leen si xam nga
parce que boo xoolee Sénégal yi bëri na ay jeunes handicapés yoo xamante ni nii tey jii ñu bëri tey jii lenn rek lañ yaakaar muy si sport bi quoi mais sport baax na mais tamit métier tamit baax na quoi xam nga yaakaar naa ni nga boole ñaar yëpp bénéfice la quoi ba tax na tamit xam nga état bi mën nañ yokk ay centre de formation yoo xamante ni nii tey jii handicapés yi dinañ fa mën dem di jàngi xam nga te handicapés yi tamit man tamit dama leen di ñaax si bu boobaa école de formation yooyu xam nga ñu suivre ko quoi xam nga xam ni loo xam ni lu leen di amal njëriñ lay doon quoi mais du lu leen di yokk lay doon amal lay njëriñ mais du lu leen di delloo gannaaw ba tax na comme ni ma ko waxee si sànq si biir waxtaan bi xam nga lépp xam nga lan la mooy lan amal métier boo amee métier amoo ñàkkoo dara quoi te métier mooy li nga xamante nii tey jii mën na la indi lépp li nga xamante nii tey jii bëgg nga ko. waaw donc waaw loolu moom yaakaar naa xëy na gars yi bu ñu seetaanee suñu chaîne bii di Andivissi TV xëy na conseil bii nga joxe ci wàllu maanaam suñu mbokk yi handicapés yi nekk Sénégal en même temps aussi ak conseil bii nga xam ne moom la état bi war a doxee ci vers les personnes en situation handicapée je pense que loolu bon xalaat la donc xanaa dañuy jëm ci suñu jeextalu émission rek xanaa di la wax ne nga nuyoo waa Cheikh comme niñ ko xamee rek léegi nag lu ñu def lu rek nga tàggatoo ñu ngi si suñu njeextalu émission di la jaajëfal aussi donc di la wax nag yow léegi nga tàggatoo rek yow tey boo amoon looy dolliwaat looy tàggatoo ak réew mi nga nekk ak réew mi nga bàyyi muy sa ñaari réew yi nga boole donc ñu lay bàyyi nga tàggatoo rek ak leneen loo war a mën a ñaax sa yenn xarit yi. waaw li may tàggatoo mooy damay dellusiwaat léegi si yaakaar naan si commencement bi. Parce que dañ nekk si situation boo xamante ni comme ni ma ko waxee àdduna bi yëpp la wër quoi te mu nekk mbir moo xamante ni mbir mu compliqué la di ñaax ñi nga xamante ni tey jii ñoom ñoo nekk si réew mi di ay sénégalais nekk ay doomu sénégalais xam nga ñu respecté li nga xamante ni tey jii état bu Italie tëral nañ ko xam nga muy quarantaine bi nga xamante ni tey jii moom lañ def fii quoi. metti na nag mais yaakaar naa ne li gën a am solo si nit moom mooy chaque jour del am wér-gu-yaram rek parce que boo amee wér-gu-yaram yaakaar naa ne ñàkkoo dara quoi parce que wér-gu-yaram moom tant que yaa ngi koy am rek lu nekk si ay teraanga rek mën naa ñëw quoi kon donc Sénégalais yi nekk fii xam nga ma leen di ñaax ñi respecté règlement yi Sénégalais yi nga xamante ni tamit xam nga nekk nañ Sénégal muy fi nga xamante ni moom mooy suñu dëkk fa la ñuy sosoo fa la màgge fa la def lépp te yàgg-yàgg fa la ñuy dellu xam nga ñun tamit xaj na nan respecté règlement yi xam nga toog si kër yi bu heure toog jotee bu heure génn jotee kenn ku nekk dem ak génn xam nga lijjanti li ngay lijjanti ji ñëwaat toog parce que feebar bi nekk na feebar boo xamante ni nii garab amul wax dëgg yàlla moom moo si musal nit rek mais garabam amul quoi te garab gi nga xamante ni nii tey jii ñëpp trouvé nañ ko ni lii moom moo koy faj moom mooy toog bi bàyyi jaxasoo bi moytu yenn ndaje yi moytu lu bëri quoi surtout ñun Sénégal nga xam ne dañoo bëgg ay affaire ndaje ak affaire yooyu quoi xam nga tey jii état bi li mu tëral nii nañ ko def suñu intérêt la ñun ñëpp suñu intérêt la quoi parce que tey jii boo amee wér-gu-yaram am nga lépp mais boo feebaree mënoo def dara kon nag donc li état Sénégal décidé pour def ko suñu intérêt la ñun ñëpp quoi ñu respecté règlement yi toog si kër yi xam nga te xam ni lii loolu kese moom mooy garab bi suñ ko defee incha allah lépp dina dellu comme bu njëkkoon. ndax effectivement loolu ci tàggatoo bi la léegi nag benn bi ci kii muy lëmbe réew bi fan yi yëpp mu rëmbee àdduna mu rëmbee surtout Afrique mooy que si problème mu piqûre yi ñuy wax ne tubaab bi trouvé nañ ko léegi piqûre boobu moo war a faj feebar bi te léegi piqûre boobu tubaab bi ñoom nee nañ léegi dañ ko bëgg a ñëw essayer ko Afrique yow en tant que compatriote yow nga nekk fii ci bitim réew xam gis li tubaab yi daj ñoom si feebar bi ñoom déjà bu dee rek moom on touche du bois ñoo ko ëppale donc ñun li ñu am boo dajalee Afrique yëpp matu sax 200 morts léegi ñoom ñu ngi am ay milliers de morts léegi ñoom ñu ne léegi dañoo bëgg a jël piqûre bi indi ko Afrique pour essayer ko foofu xool ndax dina dox ndax du dox léegi yow loolu yow ban jàngat nga ci am ak yow loo ci wax sa mbokk ñi nekk Sénégal te piqûre bi war fa ñëw waaw yow man affaire boobu laa naan ni moo kii bi waxtaan bi lu muy rëy moo essayé bi man moo ma si xaw a jaaxal quoi parce que bu fekkee ñoom loolu la ñu wax bu fekkee luy essayé la te yaakaar naa ne
feebar bi fi mu ëppee. Bu fekkee yow da nga am su loo xamante ni yow leer na defar nga ko lii lay faj. mais essayé ko fa nga xamante ni fa la mbir mu ëppee. yaa naa dafa lay gën a yombe. ba tax na nag ñun ñëpp ay boroomu xel lan. te ñun ñëpp ay boroomu njaboot lan. te kenn ku si nekk sàmm nga si sa biir njaboot. xam nga te jamono toll na foo xamante ni nii ku nu nax daf laa neex. kon donc am na détails yoo xamante ni nii bu ñëwee yaakaar naa ni nit ñi bu ndawalee seen xel waruñu si sax indi yenn werante ak yooyu quoi. parce que looy essayé moom boo ñëwee si man ni damay essayé lii si yow. dama naa la essayé sa bopp ba pare. dëgg soo ko essayé sa bopp nag. bu amee njëriñ léegi man donc boo ma koy doon jaay sax man dinaa xaru pour jënd ko mais essayé mu wóorul quoi. wóorul de. waaw bu kenn essayé. waaw kon sëñ Cheikh yow ñu ngi lay nuyu di la sant di la gërëm. di la wax ne wax dëgg yàlla kontaan nañ ci invité bi ñu la invité. waaw yow tam nga nekk suñu première invité aussi suñu première chaîne bi. si. waaw donc kon loolu lañ cay sant di la gërëm. di nga yombal ñu ko trop nag wax dëgg yàlla ak quarantaine bi nii xama ñëw jóge fee jóge yombul dugg si ñëw seet si nit. mais yombal nga ñu yëpp wax dëgg yàlla di la sant di la gërëm. waaw di la ñaanal rek. waaw di wax suñu mbokku internet yi den wax ne seen xarit seen doomu ndey seen lépp Ibrahima Faye moo nekkoon présentateur bi. waaw di leen sant di leen gërëm di leen ñaan nag yéen ñëpp ngeen dem suñu chaîne bi abonné aimé jàpp ci xam ne liggéey bi yéen a ci war a mën a jàpp. di leen ñaanalaat wasalaam jërë ngeen jëf.